leen di nuyuwaat di leen sargal di leen dalalaat ci seen plateau jur gi tey nag jur gi daa ñëw ci biir Prestige TV bu ma nuyoo mbokk téléspectateurs yi duma fàtte nuyu tamit suñu mbokk internautes yi ak ñi nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre via suñu réseau IPTV bi di leen nuyu yéen ñëpp. tey ma dalal waa ATEPAP kuréel goo nga xam ne ñoo ngi ci fii ci biir Thiès di yëngatu ci élevage Youssoufa Diallo laay njëkk a dalal Youssoufa maa ngi lay nuyu. mooy préciser ni que Youssoufa mooy secrétaire général adjoint bu ATEPAP ma bàyyi ko mu nuyoo. waaw soxna Oulaye ñu ngi lay delloo nuyu di lay sant di lay gërëm si dalal bu ñu dalal di nuyu sa mbokk internet yëpp ak suñu mbokk éleveurs yëpp aussi di leen di nuyu. waaw dafa mel ni tey émission jur gi dafa ñëw fii ci biir Prestige TV fii lañ ko fas yéenee defee ànd ci ak yéen waa ATEPAP ñu bëggoon xam ATEPAP lan lay signifié. waaw soxna Oulaye ATEPAP ay ndaw ay xale ay yu dëkk Thiès ñoom ñoo toogoon xalaat gis ni ñi commencé élevage bi mi ngi commencé am doole ñu dajaloo xalaat former association bi. association bi nag ñu ngi ko créé depuis 2013 fii à Thiès muy première association de basse-cour bu exister au Sénégal am nañ suñu récépissé am suñu document am lépp une association valable depuis 2013 ba léegi tamit ñu ngi ciy def ay jéego yu baax a baax jéego yu kawe pour l'élevage pour le développement de l'élevage au Sénégal plus particulièrement à Thiès waaw. waaw dafa mel ni ñëwal nga ma déjà ci objectif yi taxoon ngeen créé ko depuis 2013 ba léegi est-ce que am na réalisation yoo leen jot a def. waaw ATEPAP nag depuis 2013 première action bu mu def moom mooy foire. Éleveurs yëpp xam nañ ni foire c'est pas facile à faire mais ñun yàlla suturaal nañ ni depuis 2013 ba léegi ñuy organiser foire te aussi c'est la première association de basse-cour bu njëkk a organiser foire de basse-cour. 100% basse-cour. C'était la première association aussi bu def foire nationale de basse-cour si boobu invité woon nañ si suñu mbokk Dakar yi suñu mbokk éleveurs yu nekk Mbour suñu mbokk éleveurs yu nekk Saint-Louis suñu mbokk éleveurs yu nekk Fatick ak Kaolack ñu mënul exposer tamit indi woon nañ seen délégation si foire boobu di fàttali ni ñu ngi woon suñu 5e édition si foire même daaw aussi amoon nañ yéene organiser foire mais ak situation actuelle sanitaire bi ni mu demee moo tax ñu repousser ko mais cette année incha allahu rabbi ñu ngi préparer suñu foire bu ñu ngi koy préparer di xaar fi ak affaire yi daal tuuti rek incha allahu rabbi d'ici peu dinañu organiser suñu 6e édition foire incha allah. monsieur Sy dañuy dégg basse-cour di dégg ñeneen ñi tamit naan élevage gi léegi lan moo séparé ñaari façon élevage yooyu. yan sujet yooyu mooy basse-cour yi. basse-cour comme ni ñu ko déggee rek comme son nom l'entend moom mooy lépp la nga xamante ni ay ginaar la ay pitax la ay naat la ay copine la ay pigeon la waaw yooyu ñun d'habitude moom la ñu tuddee basse-cour ñun pratiquement suñu élevage loolu la gën a accentué wu même si ay picc. bokkuñu nag ak suñu mag yi ñun ak waa RIIT. waaw borom laadum yi. waaw borom laadum yi ñoom franchement ñooy suñu mag ñoo ñu dalal si réalisation yi aussi tamit jotoon nañu def campagne de vaccination avec le Newcastle. En partenariat avec département élevage bu nekk fii Thiès au passage du si nuyu docteur Fall. daa mel ni feebar bi laaloon na leen bu baax a baax. bon boobu VHD bi la boobu nañuy wax VHD bi. boobu aussi laaloon nañu bu baax a baax waa ministère wàccoon nañu fii ñu defoon un tournée aussi au niveau de nos membres ya nga xamante ne amoon nañ si mortalité. par la suite aussi defoon nañ fi tamit campagne de distribution Virnet pour jàppale aussi suñu mbokk éleveurs yi Newcastle bi moom mi ngi kii tout juste mooy les oiseaux mooy tout ce qui est volaille ginaar yeeg pigeon yeeg yooyu en partenariat avec waa élevage madame Fall ak madame Sarr jàppale nañ si aussi année passée aussi jot nañu def benn distribution d'aliments comme xam nañu pandémie bi ni mu ñëwee foire mooy dundal élevage te foire yi ñëwul élevage bi doxul jaay bi doxul échange yi doxul léegi ATEPAP en collaboration avec un de ses membres di si koy nuyu au passage di tudd Matar Soirée di koy jaajëfal bu baax a baax ñooñu ñoo génne suñu kees ak partenariat avec Matar Soirée def campagne de distribution d'aliments de soutien au niveau des autres éleveurs quoi ci éleveurs yu basse-cour yëpp waaw. D'accord. Est-ce que élevage yu basse-cour am na jafe-jafe yu fi nekk wala. waaw y a beaucoup de
difficulté nag bëri na difficulté trop lu ñu gën a sonal moom mooy les maladies te loolu waa ministère xam nañ ko mais nag notre grand regret mooy le ministère ne nous accompagne pas c'est notre grand regret parce que soo demee sax di xool yow sa au niveau du département de l'élevage ñoom d'habitude chaque année dañ leen di solliciter pour Newcastle bi pour vaccin mais malheureusement ñoom dañ leen dul doter sax ci loolu mooy ça veut dire que ni ministère dafa niroog basse-cour moom bokkul ci élevage même vivre dañ ko négliger trop moom mooy. mais est-ce que élevage basse-cour tamit participer na bu baax ci économie bi. ah oui bien sûr parce que aliments yi gars yi di jaay mooy minuterie yi aliments yi ñuy jaay basse-cour bi da ciy jënd mooy suñu poussin yi suñu poule d'ornement yi aliments yooyu nañuy lekk suñu pigeon yooyu dañuy lekk dugub dañuy lekk mboq dañuy lekk aliment suñu ginaar yi ou bien suñu yeneen kii volaille yi aussi loolu dañuy lekk lapin yi dañuy lekk loolu parce que nous aussi on participe au développement de l'économie du Sénégal et c'est des jeunes qui parmi nous il y a beaucoup de gens ya nga xamante ni ils vivent de l'élevage amuñu benn activité lu dul élevage te loolu on aimerait bien que état bi di ñuy soutenir ci vaccination VHD bi ba léegi vaccin bi amul waaw loolu suñu mbokk cuniculture yi parce que ATEPAP aussi fàtte naa am nañ 3 filières ya nga xamante ni dañ ko coiffé am na filière pigeon am na filière cuniculture mooy ñuy def lapin am na filière poule d'ornement 3 filières yooyu ñoom ñoo composé ATEPAP am na sax yeneen filières yoo xam ñi ngi ci moom mooy borom xaj yi canine yi ñuy def canine yi ñooñu ñëpp dañ ko regroupé parce que ATEPAP dafa large te yooyu yëpp on aimerait que l'État nous soutienne même les projets on a un projet par exemple qu'on a déposé mais ba léegi on n'a pas de feedback même VHD bi aussi ba ministère ñëwee def le recensement de tous les éleveurs yoo xam ne amoon nañu ay des mortalités et c'est des millions un couple de lapins qui coûte à peu près 400 000 350 000 400 000 mu ñëw ravager yépp amoo benn soutien mais loolu c'est difficile te ñoom ñoo ñu waroon jox vaccin mais les ñuy def lapin ils sont obligés de dem en Europe di commander vaccin di ñëw te or vaccin yooyu dafa war a jaar au niveau du ministère ñoom ñoo ñu coiffé ñoo ñu war a jàppale. mais est-ce que yéen tamit seen biir organiser wu ngeen pour yooyu buy ñëw te gisagoo leen loxo état yéen ngeen mën a jàppalante seen biir entre si entre wala ngeen mën a trouver yenn solution yi. ñu ngi am au niveau de si suñu si suñu mën-mën parce que association yi le plus souvent c'est des jeunes yaa nga xamante ne jàpp ñu dara lu dul ci élevage bi lenn lañu mënoon comme lu ñu defoon daaw moom mooy jël ci kees bi xaalis bu bari avec quelques bonnes volontés ñu jàppale ñu jox presque éleveur bu nekk jox nañ ko quantité bu bari jàppale ci alimentation bi te loolu état bi récemment joxe woon na ay vivres de soudure yaa nga xamante ni pour les éleveurs mais basse-cour bi zéro bokk ci dafa niroog ñoom ñu gisuñu suñu bopp ñuy jàppalee borom nag yi ñuy jàppalee ñuy def ginaar poulet pondeuse yeeg poulet de chair yi ñuy jàppalee borom laadum yi ñuy jàppalee borom xar yi nañ ñu ci jàppale ñu nit tamit basse-cour parce que c'est des jeunes yoo xam yu gëm seen bopp gëm seen élevage waaw te loolu aussi ñoom donc ñooñu ci mën a jàpp c'est des sujets de valeur c'est des investissements qui coûtent excessivement cher soo ñëwee ci benn volière éleveur le minimum lu fa nekk ci en matière en termes d'investissement ëpp na 500 000 ci des animaux ak am tamit cage yi ngay defar ak local bi ngay defar ak tout ça waaw. mel ni seen biir da ngeen a segmenté kii yi par sujet yi am na ñoo xam ne ñoo nekk filière lapin. ñu nekk filière poulet d'ornement. bi ci des nekk filière pigeon ci kanam tuuti dinañ ci dalal ku ci mel ni Alioune Mbaye ak Alioune Ndiaye waa ak ñi ci des léegi fi may tàggatoo ak yow rek mooy est-ce que yeneen éleveurs yi ñoo ngi adhéré wala ñoo ngi ñëw bokk ak yéen. si parce que ATEPAP fu mu toll nii suñu membre chaque année day gën a yokk waaw te aussi loolu moo tax sax ma naan foire bi di ñëw incha allah rabbi ñu ngi préparer foire rëyit bi aussi suñuy grand frère la ñu aussi suñuy partenaire de passage monsieur Fall. Khadim Fall c'est le président du rëyit ñu nit aussi ñu ngi koy nuyu di koy jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu muy abattre au niveau de l'élevage à Thiès ñun tamit ñu ngi ciy jox suñu wàll parce que ñoom it chaque fois suñuy organiser foire dañuy invité comme ñun it chaque fois suñuy def foire dañ leen di invité
et ñoom suñuy grand frère lañ di si lancer un appel à tous les éleveurs du Sénégal ñu xam ni foire bi foire éleveur Thiès la du foire Reit du foire Atepa mais foire éleveur de Thiès parce que nous sommes tous des éleveurs. Parmi nous il y a des gens qui font des laadum parmi eux aussi am na ña nga xam ne ñu ngi def basse-cour kon élevage bi ñun ñoo ko bokk. parce que bu foire amee doo xamee kii ak kii. mi ngi kii ak kii mi ngi noonu parce que loolu moom mooy suñu fête période foire moom mooy suñu fête ñu ngi la siy invité aussi. incha allah loolu kay maa ngi ci biir ak équipe bu prestige bi incha allah di invité ñëpp. di lay jaajëfal bu baax a baax aussi si dalal bi di ñaan yàlla seen. kii bi gën a avancé ba ci kaw a kaw a kaw waaw. incha allah xam naa dañuy def rek tàggatoo bu dul tàggatoo. ndax ñun moom macha allah dañ entamé liggéey boo xam ne am na commencement mais amagul fin. waaw incha allah si noonu rek laay dalal Aliou Ndiaye mu nekk. président section pigeon. waaw section pigeon waaw. merci beaucoup merci beaucoup borom sant bu nakare. merci beaucoup à bientôt incha allah. gannaaw bi ñu jaajëfalee monsieur Sy nekk secrétaire général adjoint bu ATEPAP ñu jàll suñu beneen invité muy Aliou Ndiaye muy président section pigeon Aliou Ndiaye nuyu nañ la. ñu ngi leen nuyu bu baax waa Presse TV ñu leen di ziar bu baax di ziar Elimata. ñooy delloo ziar bu baax a baax di yow tamit nga bokk ci kuréel googu nga xam ne mooy ATEPAP plus précisément nga nekk président section pigeon élevage pigeon nan lay demee. waaw. lu ma di élevage pigeon de moom comme élevage la comme ñëpp rek c'est que nag peut-être boo xoolee ci côté état bi joxuñu ko gëdd noonu joxuñu ko valeur. dañ kaa xaw a soofantal koo xam parce que turu pigeon bi lañ soofantal te instant bi nii bari na jeunesse bi ci nekk boo xam ne tey ñu ngi ciy réaliser loo xam ne doy na waar waaw élevage la boo xam ne daal élevage bu noble la. parce que seetlu nañ ni sax même tey jii nii borom barke yi nga xam ne sax tey jii nii bu ñu nekkee ci leen tey ba dem ba toog pour ñu mën a dundal seen xol sax pigeon la ñuy ut soit seen kër soit ñi nga xam ne ñoo am ferme duñ ci ut sax lu ñu ciy gagné mais seen plaisir bopp lay nekk loo xam ne moom la ñuy dund kon xam nga loolu noonu nekkul lu ndaw waaw ñi nga parce que ñun ci milieu bi lañ nekk dañ ciy demalanteeg ñu nekk am na fii mënoon nañ ci tudd ay borom barke yu bëri ñoo xam ne tey jii nii actuellement nii. am nañu ferme ñi ngi yor ay nag yor ay xar yor ay lépp mais tey jii nii seen ci côté pigeon foofu rek ngay dem fekk fa chaise wala télé ak leneen parce que li mu mën a def ci ñoom leneen yeneen mala yi mënu koo def ci ñoom mu nekk élevage bu noble bu neex. mel ni tamit chiffre d'affaires pigeon yi dafa commencé yokk macha allah. waaw xam nga nit ñi dañ koy commencé xam. nit ñi ñooy doo commencé xam pigeon parce que comme lépp rek ndax àdduna day dox. ndax pigeon tey jii nii boo nee Sénégal tey wala Afrique kenn ku ci nekk ay local ñoo fi amoon ñu koy yar ñu dem tey jii nii tey ba dugg ci race yeeg yooyu te boo nee race rek daanaka yaa ngi commencé dugg ci lu cher te côté boobu noonu li ma la wax ni état da koo xaw a ginnaaw parce que pigeon yi ñun yi ñuy yar ñun jënduñu ko defaruñ ko fii dañ koy importer di ko andi des fois pour nga am moyens yi sax yoo xam ne sax pour nga dem importer ko Europe andi ko fii sax day difficile mais nag yàlla suturaal na ñu am na ñoo xam ne tam aussi loolu mooy seen business ñoom dañuy dem Europe andi ko di ko importer ba ñun ñu mën see jot di ciy liggéey ci biir loolu moo tax nag aussi nekk na ay pigeon yoo xam ne nekkatul lu ndaw daal ndaxte dafa am valeur léegi dafa cher. d'accord bon ci biir pigeon yooyu seetlu nañ ne bari na ay sujet yan mooy sujet yi nga xam ne ñoom ñoo gën a nekk à l'actualité actuellement. waaw xam nga jamono bu nekk rek ak li ciy xew mais élevage passion la ñooñu kenn ku ci nekk ak sujet bi ngay bëgg am na ci ñoo xam ne tey jii nii mondain la ñuy préféré te comme nii période bi ñuy wax nii moo gën a nekk au top actuellement nii mais teewul tey jii nii am na ci biir. élevage yaa ngi coow àndulu de wala. waaw àndulu couleur la. comme ni ma la ko waxee woon rek àndulu du race àndulu couleur la. mondain bi mën na koo am blanc bi mën na koo am voyageur bi mën na koo am nekkul race quoi waaw àndulu couleur la rek ci biir pigeon yi waaw. mais dafa mel ni production àndulu bi dafa ñëw gën a hausser prix yi parce que may dégg ay peeru àndulu ñuy naan jaayee nañu 1 million ñi ñaan jaayee nañu 1,7 million. loolu ko waral. parce que couleur bi moo tax couleur bi actuellement nii moo ne ci kaw. parce que ay blanc ñoo fi nekkoon da ngay yor mondain blanc wala nga soit nga yor ay mondain jaune wala soit nga yor ay mondain rouge yooyu ñoo fi nekkoon couleur yi gën a cher que bleu yi ak rouge cendré yi ak jaune cendré yi yooyu ñoo fi nekkoon
léegi nag bi jaune yi ni couleur unique jaune yi unicouleur yi bi ñu ñëwee ñoom ñoo gën a cher prix yooyu léegi nag en même temps nag tey bu ñu demee ba tey comme saison bi nii après àndulu day ci la àndulu ñëw àndulu am na indigo am na opale am na yooyu itam aussi ñoom ñoo gën a cher blanc yi ak jaune yi ak rouge yi parce que couleur bi moo tax parce que moo nekk actuellement nii au VOP moo tax mu cher. tey nii présenté nga ñu 2 sujets différents benn bi genre dafa kii beneen bi lan mooy seen différent parce que taille yi déjà nuroowul. physionomie yi déjà nuroowul couleur yi aussi am na différence. waaw c'est que li ñu présenté sànq benn bi mondé la benn couple bi écaillé la benn bi rouge cendré waaw rouge cendré bi ci ñi ko am na ñoo xam ne peut-être ñi ngi ko gën a xamee ci ñu ne ko ñu koy. mondé bi boo ciy bañ. mondé mooy bu gàtt bi mooy bu gàtt bi. mooy bu rond bi. ñi ko gën a xamee daal ci meunier mais rouge cendré la beneen bi mi ngi ne couleur bi mi ngi nekk écaillé bleu ak écaillé noir waaw écaillé bleu ak écaillé noir beneen couleur bi loolu la beneen paire bi loolu la quoi. moom tam aussi dafa am différence parce que tey jii boo nee mondé ni blanc dafa am différence parce que blanc dafa am nu mu war a mel mondé tam aussi dafa war a am nu mu mel. ba ci bopp yi ba ci pàcc yi est-ce que c'est la même chose wala. waaw parce que xam nga mondé du am pat te bu rek fekkee blanc yi la dafa am boule dafa am ay pat te gis nga li ma la wax sànq rek tey jii nii tey même mondé couleur boobu noonu lu muy nekk àndalu tey jii nii dafa am critères yu mu war a àndal ba tax tey ji taux bi war a yegg foofu noonu. parce que couleur bi mbubb la rek mais ci biir mbubb mi dafa war a ànd ak race bi dafa war a ànd ak critères yi comprendre nga mais tey jii nii boo taxawee ak connaisseur ki nga xam ne da koo xam tey jii nii du xool couleur bi parce que couleur moo mujj waaw couleur moo mujj boo nee mondé après nga soog ni mondé àndalu léegi il faut mondé bi nekk fa race bi nekk fa critères yi mu war a am nekk fa pare après couleur bi soog a ñëw mais tey su fekkee da ngaa andi couleur bi te mondé bi melul ni mu war a mel tey jii connaisseur du ko jënd. léegi seen production nan lay demee est-ce que di ngeen boole 2 sujets de race différents pour ñu mën a produire wala loolu c'est impossible. waaw non mën na nekk parce que boo mën nga boole mondé ak blanc ñuy jur mais amul rendement. parce que booy boole da ngay boole race ak race. waaw tey ji blanc ak blanc ñoo mën a ànd mondé ak mondé ñoo mën a ànd des fois nag ci biir loolu day am dafa am expérience bu ci am mooy tey ji nii. mondé dafa am nu mu war a mel comme li ma la wax sànq. mondé tamit daa mel ni par niveau la. waaw non mondé benn standard moo am. mais problème bi mooy tubaab bi tam aussi da koy améliorer muy gën a rafet muy am nu mu war a mel année bii mu am lu mu wàññi beneen année mu am lu mu wàññi tey mu am lu mu yokk ak yooyu noonu comprendre nga loolu moo tax tey jii nii ñoo koy yox mu nekk sujet boo xam ne dañ koy améliorer pour muy gën a rafet parce que tey jii nii mooy li ma la wax sànq tey mën nga yor benn couple mondé wala ñaar. mais bii dafa am loo xam ne bii amu ko léegi nag loolu noonu yow il faut nga xam ko pour mën koo rectifier ci doom yi waaw mën koo rectifier ci doom yi couple bi deret ji da ciy nekk mais couple bi tey jii boo ko xoolee nii rek peut-être mën na am benn bi dina am lu mu des mais yow mën nga jël ci ñaari raasu mondé yooyu noonu nga boole leen ba tey lépp lu ñu jur mu nekk li nga xam ne dañ koo soxla. est-ce que tamit li ñuy gis ci laadun yi parce que laadun yi di nga gis ñu la bii jógee la tudd bii ñu ni la soleil la tudd. soo demee kër diw fekk fa doomu kii nga dem kër kële fekk fa sa tukkee est-ce que loolu am na ci pigeon yi. si pigeon yi am na tur am na pigeon yoo xam ne kenn ku ci nekk am na pigeon yoo xam ne parce que loolu noonu ci nit ki koy yar rek la parce que tey jii nii ma toog nii man mën naa laa tuddee benn pigeon léegi ab tey jii mu produire ku mel ni tey Balla mi mu nekk wala Youssouf fi nekk tey jii day toog këram ni la man doomu diw laa bëgg ci pigeon yi. ñu est-ce que am na ci doom tur yoo xam ne. marqué nañu histoire pigeon ba nga xam day jaral nit ki mu jógee dëkk ak dëkk ne comme tey Aliou Ndiaye yor na doomu tel sujet wala sëtu tel sujet damay dem foofu pour am ci kii yi. am na si comme ni ñu koy defee ak laadun yi est-ce que am na si am na parce que man amoon naa benn maalu blanc rek boo xam ne maa ngi ko tuddee woon Aziz Ngom am naa maalu blanc mu tuddee woon Aziz Ngom am naa maalu blanc mu tuddee woon Baye Fall yooyu yëpp ay sujet bi am na benn maal rek yàggu dara sax mi ngi tudd Zal Diop. mais am na nit daf may woo ne ma doomu Zal Diop laa bëgg Zal Diop benn éleveur bu nekk Rufisque. amoon na suñu benn grand tam aussi boo xam ne ba léegi nii mi ngi ànd ak ñun ci élevage bi muy Alioune Guèye boo demee tey jii nii tey boo ko nee Alioune Guèye mën na nga ne ko surtout Mouride laa bëgg wala doomu Mouride laa bëgg surtout Mouride sax parce que Mouride actuellement nii pigeon la boo xam ne âgé na mais tey jii nii boo ko nee surtout Mouride laa bëgg mu génnee la ko
nga ni mu la koy wax ni nga koy waxee ci sëtu murit noonu nga koy waxee ci beneen tour encore. durée de vie pigeon ñaata at lañ ko mën a estimer. waaw am na ñuy wax 15 ans am naa copain itam aussi boo xam ne gis naa moo publier benn pigeon boo xam ne nee na def na 18 ans këram ne nag li ngay dund nga mën a wax wala soit li nga gis quoi. man am naa ay sujets yoo xam ne tey jii nii sama kër def nañu presque ay 8 ans ñi ngi ci man ba nii may waxee yow nii ñi ngi si man ay 8 ans am naa ci benn maalu blanc am naa ci benn maalu mondain parce que yooyu man maa leen préféré téye bëgguma leen a jaay quoi parce que tam des fois nga am ay sujets yoo xam ni dañuy marqué ci sa histoire sa élevage. mais at yooyu di dem pigeon yi di gën a màgg du changer dara ci seen morphologie. si parce que tam aussi comme nit rek loo gën di jël âge taar bi di gën a dem loo gën di jël âge taar bi di gën a dem mais gis nga tey jii mondain tey par exemple mondain bi nga xam ni dafa am 1 an. mondain bi am 2 ans moo ko dàq. parce que ci la léppam di commencé ci lay ci lay gën a mën a formé wu ci la léppam ci lay mën a génn blanc tam aussi noonu blanc bi nga xam ne tey jii nii dafa am 1 an blanc bi am 3 ans moo ko dàq parce que tout saa yooyu mu gën a jël âge rek day nekk ci digg dooleem mais am na fu muy dem tam aussi âge boo xam ne bu ko dépassé tam aussi ay critères am dañuy dem parce que production bi parce que production yeeg ak jël âge pigeon nan lay produire ci at bi wala ci weer bi. non pigeon xam nga am na benn système bu ciy def pigeon boo ko bu fekkee ñun race bi ñuy def am na beneen race boo xam ne dafa tudd voyageur am na tam aussi ci biir voyageurs yi dafa am ñoo xam ne waa ay colombophile la ñuy def colombophile bi ñoom dañuy naawal ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy def lâché yi dëkk ak dëkk ñooy waa colombophile mais ñun am nañ tam aussi ay voyageurs yoo xam ne uniquement pour couveuse rek lañ leen doyee pour suñu mondain yi ak suñu blanc yi parce que tey ja des fois mu blanc mën nga koo bàyyi mu bëf mën na koo toj alimenté ko parce que mala bu nekk ni la yàlla bindee noonu ngay jure mais nag blanc dafa bindoo noo xam ni ak bulam ak babetam babet bi mu am dafa am benn babet bu muy am bu weex. léegi boo ko bàyyee muy alimenté comme bii di défilé ci écran bi. voilà léegi boo ko bàyyee muy alimenté day salte te am na tam aussi benn affaire boo xam ne da koy daal di yomb mooy comme boule bi noonu. bu dee alimenté day zabo la tudd quoi day léegi loolu sax mën na koo rey léegi nag pour nga éviter loolu lépp da ngay wut ay voyageurs léegi ñoom bu ñu nenee voyageurs yi nen nga jël nenu voyageurs sànni ko jël nenu blanc yi tegal leen mondain itam aussi noonu parce que mondain itam aussi ay pigeons yoo xam ne ay pigeons lourds lañ pour nga éviter parce que boo leen dee bàyyi ñoom ñuy boofu rek léegi ñoom li nga ciy yàqule moo ëpp li nga ciy réussir parce que ay sujets yoo xam ne dañoo am poids am na yenn pondoir yoo leen di tegal bu ñu nenee bu ñuy yéeg ci pondoir bi dañuy cëppeelu te bu ñu cëppeelu dañuy toj nen yi léegi nag loolu lépp boo ko bëggee éviter da ngay ut ay voyageurs yooyu nag ñoom ñoo leen di ñoo koy filer en même temps tam ci côté business parce que moo gën a gaaw parce que tey mondain bi tey bu nenee nga teggi nen yi 10 jours rek mën naa nenaat waaw mën naa nenaat nga tegalaat ko beneen voyageur moo tax des fois gars yu bëri éleveurs yu bëri yi nga xam ni maîtriser nañu pigeon dañ naan la sax boo koy tëkkalee xar sax dañ naan la ñun man sama père bi moo ma gënal xar parce que xam nga bokkuñu ni ñuy dundee daal waaw bokkuñu ni ñuy juree bokkuñu ni ñuy dundee. d'accord Aliou Ndiaye question bi may mujjee rek ñu daal ci tàggatoo ma dalal président section la mooy est-ce que yéen li ngeen di dem di importer ji est-ce que yéen a ngi koy jël di produire fii. pour ngeen am production locale. waaw parce que xam nga pigeon yi lépp mënuñu ko importer comme mooy li ma la wax sànq rek pitax yi ñun ay race lañ defaruñu leen tubaab bi ñoo koy defar jox ñu mais ci biir li ñuy jox nag ñun dañ ciy produire ay sujets yoo xam ne dañuy dem compétition di gagner te yow yaa koy liggéey parce que tubaab bi tam aussi du lu baax lépp la lay jox moom day produire liggéey parce que moom tam aussi day liggéey di continuer liggéeyam léegi nag ci lim lay jox nag ak yow yaa ngi ci terrain bi ak sa expérience ci ngay xool boole sa def say croisement tam aussi ba génnee ci ay sujets yoo xam ne tey bu tubaab bi ñëwoon teg ko sax yow ñeme ngaa dem ak moom concours parce que tam aussi lim lay jox lu sotti lañ lay jox mais tey lii pour defar pitax am na parce que mën nañoo liggéey ay couleur ak yooyu noonu parce que moo gën a yomb tam aussi nga créer pigeon parce que nga créer pigeon day laaj nga am ay club yi dafa laaj moyen parce que dafa lu ci nekk rek dafa am yoon waaw léegi nag loolu nag ñu ngi ciy xaar état bi mu tam aussi mu dimbali ñu xam nga di gën ñoo teg loxo di ñu bàyyi xel daal te ñu bàyyi xel tam aussi ci élevage pigeon nekkul caaxaan nekkul tam aussi loo xam ne dañ koy fowee parce que li ma la wax moo ci nekk même ñoom ñi nekk ci biir gouvernement bi tey koo ci dem fermam am na ay pigeon de race te prix yu cher lañ koy jëndee
kon ñoom war nañoo xam ne tam aussi ñi def loolu soxla nañ ñu teg leen loxo waaw su ko defee nag xam nga affaire bi gën a yaatu quoi ndax élevage la te élevage bu noble la élevage de pigeon comme li ma la expliqué woon ci boulan Pomeranie yi nga xam ne moo nekk ci écran bi noonu ñu wane woon ko sànq noonu dafa am nu mu war a mel soxla nañ ci itam aussi ay moyens yu bëree mais nag yàlla dimbali ñu itam aussi élevage bi mi ngi yaatu parce que ñun ñi ngi demalante ñun éleveurs yi kenn ku ci nekk li nga manqué nga dem ci sa morom di ko fa wut loolu tam aussi jàppalante la comme li mbër yi di wax rek ñun suñu biir ñoo mën a mayante xaalis waaw ñun tam aussi éleveurs yi ñun ñoo mën a mayante xaalis parce que man li ma manqué damay mën a dem ci kër Youssoufa wala ma dem kër Balla wala ma dem kër keneen ut ko fa te du ma ko may dama koy jënd c'est que su ko defee nag man ma amélioré ci sama sang am na keneen tam aussi day jógee Saint-Louis ñëw uniquement pour loolu parce que direct sujet yi nga xam ne da nga koy yor boo bëggee muy développé wu foofu ngay nangoo tam aussi di soreel sang bi quoi di partager ak ñoom. D'accord Aliou Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal xam naa dinañ sekkaat waxtaan si yeneen jamono parce que am na leneen lu ñuy prévoir pour gën a yaatal élevage bi fii si Thiès ma dalal sa naataango bi rek muy président filière lapin. Comme ni ma ko doon annoncé léegi ñu dalal beneen kàngam boo xam ne moo ngi ci biir ATEPAP moom tamit mu nekk président filière pigeon ñu koy wax Ahmadou Yacoub Dia sa sant bi nag. Mouhamadou Yacoub Dia waaw Mouhamadou ñoo ngi lay dalal. ñu ngi lay dalal ñu ziar waaye ñu ngi sant yàlla bu baax waaw. d'accord yow tamit nga nekk ci biir ATEPAP. yëngatu ci section bi nga xam ne mooy lapin. élevage yu lapin nan lay demee. waaw asalaamaaleykum waa Précis ñu ngi leen di ziar di rafetlu émission bi am na solo te soxla woon nañ ko quoi waaw élevage lapin nekk na élevage boo xam ne élevage bu passionnant la élevage bu waaw demaatal rek parce que enregistrement la. du direct. maa ngi jéggu nag wax dama see mënul dara nag. non keroog moom développé woon nga lu neex peut-être tey traaj bi la. waaw asalaamaaleykum waa Précis ñu ngi leen di ziar. di rafetlu émission bi. waaw élevage lapin nekk na élevage boo xam ne wax dëgg yàlla élevage bu passionnant la boo xam ne bëgg-bëgg rek moo ñu ci bàyyi quoi. bon production bi jafe na il suffit que nga mettre les moyens rek lépp da lay wuy si quoi. Sénégal est-ce que du ñu commencé dugg ci élevage yu lapin commencé di ko jëmmal. est-ce que yàgg na. ñu ko commencé découvrir élevage bi. waaw parce que man fii laa ko fekk dama fekk samay suñuy grand yi di élever lu mel na comme ay ñoom Khadim Gueye. d'ailleurs sax kooku moom dugal si élevage lapin. foofu lañ ko fekk ñu am koo xam ne dafa nekk mu koy importer ñu koy dégg mu tudd Malick Saltigué. bi mu koy importer lapin yéem gaay yi ñu suñuy genre yëpp su lañ ko gisee bëgg ko concentré aussi depuis boobu ba léegi quoi. d'accord mais xanaa lapin yooyu di bokk ak lapin yi ngay gis ci marché bi ñu naan la ay benn 3000 paires kii. chiffre d'affaires bi baa demee na noonu. non parce que lapin yi ñuy importer bokkul ak lapin local yi parce que lapin yi seen dayoo bi rek nu mu toll comme chien de Flandre yi. rëy nañu rëy boo xam ne soo ko gisee rek bokkul ak lu nekk fii si local loolu moo war a sax nit ñi bon di ko moo tax nit ñi loolu moo tax nit ñi bëgg ko quoi moo tax muy étonnant quoi parce que rëyaay bi surtout mais lapin yi dañ bëri nañu ay race mais nag moom rëyaay bi rek soo ko gisee ak nu muy su ñëwee suñ ko importé nii couleur yi ku nekk ak li nga siy préféré rek quoi. d'accord léegi est-ce que lapin yooyu ñuy importer boo ko jëlee ak suñu lapin local yi production boobu da nga ciy am di nga ci am li nga bëgg walla production bi du baax. non production bi bon mun sens la quoi des fois man loolu laa koy mën a waxee quoi parce que expérience bi ma ci am sens la quoi parce que mën nga importer lapin jënd paire lapin importé mu yegg si fii doo si am production ba ni nga koy ñàkkee sa loxo. mën nga am sens na nga am produit kii bu ñëw boo xam ne da nga si am production ba muy yem la parce que gestation bi yàggul 1 mois dong la quoi waaw des fois man nag je préfère nag di jënd yu ndaw yi sooy importer yu ndaw yi ñooy ëpp parce que climat bi nekk bi fële ak climat bi nekk bi fii bokkul quoi dina mën a teel a adapté wu moo tax en général ñu bëri dañuy préférer xaar production bi jënd si comme ça ñu adapté ko climat bi nekk bi fii
am na ñoo xam ne dañ koy jaxase ak local yi nekk fii pour mun ci am benn demi-sang boo xam ne dina mun am benn durée de vie bu xaw a considérable quoi. production lapin yooyu gis nañ ne muy pigeon muy xaar ba ci Ghana nit ñi ñoo ngi ciy génn di def ay compétition est-ce que yéen tamit yéen a ngi def lu mel noonu. waaw parce que chaque foire day am compétition lapin chaque foire kooku moom ci àdduna bi yëpp la quoi Sénégal yëpp la quoi saa yu basse-cour xewlee moom ci race yëpp bu si nekk rek am na filière boo xam ne dañ siy def kii compétition. boo leen dem turu Atepap ngeen fay demee. waaw turu Atepap bon ñun nag Atepap moom compétition yi muy dem yëpp moom moo koy organiser. waaw parce que comme bi ñu nekkee ci association ba léegi filière bu nekk day def compétition chaque foire mais yeneen kii yi mu tudd encore yeneen foire yi moom jotuñoo dem foofu pour mun a def yenn compétition mais suñ ci biir ñun ñi association moom dañuy def compétition chaque foire waaw dañuy def chaque fois. gis nañ ne tey indil nga ñu yenn sujet couleur yi bokkul gis nañ ñu noir bu am noir et blanc yu gris lan mooy différenciation bi est-ce que couleur bi rek la wala tur yi bokk na wala race bi c'est la même chose. non race yi bokkul lapin dafa bëre comme si nu mu bëree ci pigeon yi rek race yi dañoo bëre te wuute man yi ma la indil nag ñetti xeetu lapin laa leen indil naa la géant de Flandre. parce que géant de Flandre bi mooy ban. géant de Flandre mooy gris carène bi. waaw mais am na couleur yi am na ci différentes couleurs parce que géant de Flandre yi am na blanc am na bleu am na gris carène bon couleur yi bëri na te wuute quoi. am na encore géant de papillon. mooy bu noir et blanc waaw géant de papillon nu mu mel ci géant de Flandre rek noonu la mel ci géant de papillon yi. géant de papillon bi tamit am na ay différentes couleurs. indil naa la encore fauve de Bourgogne moom noonu fauve bi moo tax. mooy bu marron bi waaw mooy bu marron bi waaw. parce que ñetti races yooyu man si laa concentré wu nii quoi. d'accord léegi ñetti races yooyu bu nekk lan mooy particularité boo xam ne bii am na ko beneen bi am ko. waaw fekkee géant de Flandre ak géant de papillon yi moom. moo amul différence parce que ñoom ñoo yem gabarit mais fekkee fauve de Bourgogne yi moom ñoom petite race la quoi ñoom taille moyenne la quoi waaw loolu mooy différence bi mais fekkee géant yi moom géant moom soo ko déggee rek mooy lu rëy la quoi. waaw moo tax ñu ne géant de Flandre ñu ne géant de papillon couleur yi ñoo leen différencier rek quoi voilà. dafa mel ni lapin dafa xaw a sensible. en plus yenn feebar bi yàpp na ko. te entretien bu demeewul neen maara day taal tu risques nga perdre sa kii. loolu est-ce que ça fondé. waaw loolu nag mooy défaut bi ci lapin loolu moo tax soo xoolee sax filière bi yaatuwul lool ñu koy élever fii ci mun naa ne Sénégal sax bëriwul. mun nga compter sax nit ñi koy élever parce que ba nekk lapin boo xam ne bëggul tàngoor xam te ñun suñu dëkk yi fii dafa tàng dégg nag yow yaa koy créer benn microclimat boo xam ne ji ay garab essayer comprendre di ko def fu sedd soo bëggee mu durée de vie bi mun a gudd tuuti quoi mais tàngoor moom dafa fatal ci lapin yi waaw yooyu moom yow yaa ci loolu moo tax nag nit ñi ragal ko xam nga mënu tu peux pas dépenser des centaines de mille ci benn paire lapin nga ñëw 2 jours wala 1 mois mu dee xam nga dafa neexul quoi loolu moo tax filière pour mu yaatu dëgg li may conseiller képp koo xam ne dafa bëgg na dugg ci lapin naka créer benn microclimat boo xam ne day sedd ay garab ak yooyu te mu nekk ay lapin yoo xam ne encore fii lañ juddoo xam nga ay lapin yoo xam ne leer na ma importe lañu mais fexeel soo amee ci doom yi jéem a téye doom yi ñu adapté wu ci climat bi fii waaw su ñu adopté climat bi fii mën nga am chance nag am production mais su nangoo nag moom amul lu ko gën ci élevage waaw parce que man bi ma ci duggee ba léegi moom production bi ma ciy def mun naa nee sax mun naa bàyyi lépp yem ci lapin yi. concentré ci lapin yi waaw. xam naa duñ ko yemale fii ni ma ko waxee sa naataango yi rek. ku ci nekk dinañ jéem a ñëw déplacé wu gën a yaatal ak moom gën a xool li muy liggéey ak yeneen sujet yu mu denc parce que bari na ay bagages yoo waaw li may tëjee lenn rek mooy gouvernement bi. pour ñu jéem ñoo jàppale ci filière bi parce que filière bi lu mu yaatuwul li moo tax vétérinaire yi concentré wuñu ci vaccin parce que ñoom ay vaccin spécial yoo xam ne vétérinaire daanam soo demee laaj leen ko sax amuñu ko tout récemment bi ñuy suñuy lapin yi di dee nii feebar bu fi ñëwoon gars yi sonaloon nañu parce que ñun ñëpp pratiquement sama genre bi lu ñu ñàkk rek ci alal rek xamul lu mu toll léegi gars yi suñ ci bàyyi woon xel tuuti dañuy indil vaccin yi dina nekk lu am solo loo xam ne gars yi jeunes yi daañu gën a mën
am courage pour mun see dugg quoi. monsieur Diakh ñu ngi lay jaajëfal comme ni ma ko waxee sànq rek xam naa dinañ gën a yaatal dinañ gën a sekkaat yeneen waxtaan ak. waaw ñun ñoo leen di remercier yéen li ngeen di def am na solo ñu ngi ñaan yàlla barkeel place bi gën a yaatal affaire yi si barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ok merci Ale. ma dalalaat beneen invité moom tamit mooy nekk sax sama dernier invité mu bokk moom tamit ci kuréel googu nga xam ne mooy di ATEPAP ñu koy wax Balla Gaye Thiam moom may fàttali rek ni moom mooy président section poulet d'ornement Balla Thiam ñu ngi lay nuyu di la dalal. waaw ñu ngi lay fay soxna Oulimata. yow tamit nga nekk ci biir ATEPAP comme ni ma ko waxee léegi nga concentré wu ci poulet d'ornement liggéey boobu nan lay demee. waaw ginnaaw bu ñu la fayee rek di nuyu waa Prestige yi yëpp di siyaar ñëpp di siyaar tamit képp koo xam ne yaa ngi suivre émission bi nga xamante nii wax ko dëgg yàlla grâce à ATEPAP ak yéen tamit yéen ñi nga xam yéen a ñuy gunge ci lépp loo xamante nii ñu ngi koy xewal ak di ko taxawal daal. waaw di siyaar ñëpp nag di wax ni nag loolu moom bu ma ci laajee dinaa ci sawar a tontu parce que nit li nga xamante ni moom mooy bëgg-bëggam ba nga xamante ni tey jii njëg gi ñuy wax sax naan da nga koy jëndee ak yooyu doo ci bàyyi xel sax. nit ñi ci bàyyi xel kon waaw ndax amour bi nga ci am kon loolu yaakaar naa ni luy dundal xol la quoi te yaakaar naa loolu ku ko amit moom jàmm la luy dundal xol moom boo ko amee rek jàmm la waaw. dafa mel ni tamit comme ni ñi di dal yeneen. Sujet basse-cour yi yéen tamit dafa leen dal yéen ñi nga xam ne ngeen concentré wu ci ganaar nit ñi dañ koy xaw a soofantal wala di ko ñàkkal fayda. waaw loolu moom yaakaar naa ni képp koo xamante ni yàgg nga yar ginaar bu mu mënti doon nag. poulet bu mu mënti doon muy bu ñuy consommé beeg d'ornement beeg ak poulet yi nga xamante ni ñoom ñooy def nen yi. mooy pondeuse yi waaw yooyu yëpp da ngay jànkoonteeg moom parce que loolu moom mënut a ñàkk. mais ni ñu koy éviter kay la ñuy wax mooy comme hygiène bi mu laaj ak toppatoo bi mu laaj ak environnement bi nga ko war a def loolu tamit képp koy def war nga koo sóor parce que loolu moom dañuy jàngoonteeg moom bu baax sax waaw parfois nag doo xam ba xam ci garab yi ngay utiliser moo bu baax koy laa ci parfois am na ñoo xam ne nga naan ci conditions yi ñu ko def moo baaxul yooyu yëpp moom day jar a saytu mais lu mel ni ATEPAP tey ji boo ci bokkee yooyu yëpp loo ci am lu la jaaxal rek kooku fa laaj ko mu mën ak keneen ku mu mënti doon ba ci membre simple yi bu mu mënti doon na la ci dimbali daal. mais yéen a ngi gis seen bopp ci bu baax a baax ci kuréel googu. waaw comme ni ma la ko waxee léegi rek bon gis suñu bopp su dee ATEPAP lañu ci gis suñu bopp. parce que man mii am na ay jéego yu mu indi ci élevage bi. waaw bien sûr waaw parce que tey jii ñi nga xamante ni xamoo leen woon wala mënoo woon a jot ci ñoom boo duggee ATEPAP te ñu nekk fa rek pour jot ci ñoom day yomb loolu kon dèjà ATEPAP am na lu bari lu ñu indil ci loolu. mel ni tamit production ganaar yemul rek ci benn race parce que comme présenté ñu ngi fi yow tamit 3 sujets. yoo xam ne bokkul. gis nañ fi benn baramaan nga xam ne moom la nit ñi gën a tàmm moom la nit ñi gën a miin. am na yeneen ñaari sujet tamit lan mooy seen différence ak yan mooy tuuti. waaw kooku moom yi ñu leen indil nii mooy yi nga xamante ne nii ñamal la laa mën a wax rek quoi loolu moom am na ci yoo xam man nii li ma ciy nekk am na ci quelque yoo xam ni xaw ma ko dama la bëgg wax ni bari na bari waay boo xamante ni bu ma fi doon lim milieu bi dafa laaj voilà dafa yaatu mais yi ñu gën a ràññee rek lañ la indil muy brahman bi mooy blanc herminé noir ak orpington bi mooy liseré doré am na yeneen couleur ak yeneen façon yu bari ci seen biir ak cochin noir bi tamit am na yeneen couleur ak yeneen façon yu bari ci biir mooy noir cochin boobu ngay gis noonu waaw mooy li nga xamante nii boo ko doon définir ku ci nekk am nga critère boo xamante ni moom lañ lay ràññee bu ñu ci wax rek bu fekkente ni yaa ngi koy dund wala nga bëgg ko wala nga bëggoon ko sax tamit suñ la ko waxee di nga xam lan moo tax ñu naan lii la tudd. léegi bu ci nekk lan mooy signam boo xam ne boo gisee rek danga naan takk bii la est-ce que ci pàcc yi la est-ce que ci bopp yi la est-ce que ci kii bi la wala. waaw parce que comme noonu ni ma la ko mën décortiquer ci lu gaaw rek soo nee brahman tey jii ak bu mu mënti doon parce que couleur bi moom dëkkul fenn couleur problème de choix la couleur defe naa benn ñaawul parce que ku ci nekk ak tey jii bu ñu tegoon couleur yu bari ñëpp da jàpp ni bii moo dàq ku nekk ak ba ngay jël rek bon boo xoolee nag bu dee critère nag mooy li nga xam moom moo war a naan mooy bu purée bi dafa am lu mu lay won mooy comme si que bu dee brahman la crêpe bi tey jii warta bindoo comme crêpe bu orpington warta bindoo comme crêpe bu cochin bokkuñu ay crêpe mooy li nekk ci kaw bopp bi nii. ñetti crêpe yooyu lu leen différencier bu ci nekk nan lay mel. benn bi bu dee brahman la boo dee xool crêpe bi day mel ni comme donju kaani
kaani noonu muy mel. waaw noonu lay mel soit mën na rëy mën na tuuti. ñaar yëpp a baax nag mais xam nga dañ cee gën a taamu bu tuuti bi parce que moo gën a rafet daal parce que bu rëyee bu yàggee day mel lu daanu xam nga parce que day mel lu diis quoi ci bopp bi. mais su fekkee ne dafa yem moom noonu lay deeyaalee bu dee ci pat yi dafa war a mooy dunq yi war a nekk ci tànk yi. dafa war a bari ba fees ci dell ba ci soo dee xool conc yi nii sax day amaale ay pat yu gudd mel ni ay laaf quoi ba ci geen gi. moom génnam au lieu que mu def comme genre bouquet nii non day def genre coll bu def nii daal loolu lépp ci définition wu brahman la ak tamit dafa war a njool war a gàtt trop waaw am na yeneen ginaar yoo xamante nii nduróo nañ ne ginaar lañ nii rek te ñoom it waruñoo njool dañoo war a am beneen taille bu xaw a gën a moyen quoi. yeneen ñaari tamit lan mooy. waaw yeneen ñaari tamit bu dee orpington la moom crêpe bi day taxaw. day taxaw xam nga ba pare presque boo dee xool presque day. am ay pointe yu xaajaloo yu def ay presque 5 car-car yu nekk ci kaw mais moom crêpe bam day taxaw ba pare orpington tànk yi du am. doo am ay plume du am pat waaw du am pat du am dara. ok ba pare day mel ni comme sol caaya comme suñu mbokk Alioune Ndiaye boo dee xool mondain yi muy wax. style mondain la lay jox da nga naan mondain la ci ginaar mais style boobu la lay jox. waaw geen gi comme ni ma la waxee kay geen gi day def nii def genre cat kii geen gi bouquet lay def. lépp day ron ci moom boo ko xoolee bu dee cochin la tamit moom gis nga li am ci orpington moom foofu leen xaajale mooy da ciy dolli am ay pat nag moom foofu mooy looloo seen différence ñoom ñaar presque mais mën nañoo bokk ñoom ñëpp ay couleur ku ci nekk couleur bu am fee mën naa am fii waaw loolu moom couleur moom dëkkul différence bi moom mooy ci critère bi comme boo ko xoolee cak rek xam ne lii pureté la. d'accord léegi production bi foofu tamit ni muy demee est-ce que da ngeen di jëli bu importé ñëw jël poulet local yi boole ko wala seen biir rek la ñu mën a produire. non xam nga boo jëlee tey jii ñett yooyu ma la wax yëpp rek waxuma poulet local bi parce que poulet local mooy suñu poulet moom. même mën nga koo yor mais boo jël soo ko boolee ci morom ji rek dootoo amati pur sang bi ma lay wax nii. critères yooyu da nga koy ñàkk mooy nga boole orpington bi wala nga boole ordinaire bi ak brahman bi wala cochin bi ak orpington bi boo ci boole rek da ngay ñàkk critères yi comme tey jii man moo gisee rek dinaa xam ne kii am na fu mu dugg. kon maanaam bu ci nekk rek raasam la mën a produire. waaw même couleur yi nag mën nga di jaxase ay couleur sax garaawul te ñu nekk seen biir mais bu xeet gee duggee ci xeet gii rek mu indi beneen xeet boo xam yow boo ko xoolee rek dina la impressionné dina la sa xel dina la yóbbu ci leneen nga xam ne lii am na lu mu dugg moo xam di nga ko xam moo xam doo ko xam nag mais fokk noonu lay demee. d'accord sama avant dernière question mooy ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci élevage en général. te di ko def en solo loo leen di wax da ngeen yor coureur gu mel ni genre Atepa. c'est-à-dire en solo. maanaam ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu élevage mais seen rukk lañ nekk jéemuñu bokk ci Atepa jéemuñu bokk ci beneen kuréel loo leen di wax. waaw ñooñu waruñu ci mën a làqu parce que affaire yi moom boo ci wéetee rek yow sa bopp yow day yem ci yow képp quoi doo xam nu mu demee parce que problème bi mooy que ni man pour man bu fekkente ni lu ñëpp bëgg la yow war nga ko mën a bokk ak ñëpp quoi parce que du yow dong bu doon yow dong la garaawul mais dafa doon loo xamante ni da nga koo bokk ak say morom et puis ak partage bi parce que yow tey jii ni ma la ko mën a waxee bu fekkee da nga cee produire sax lu bari yor ko ci sa ruq bon kan nga koy partagel ak bu ëllëgee boo ko ñàkkee fan nga koy jëlee. xam nga yooyu yëpp tamit dafa jar a sóor parce que yaakaar naa ne nee nañ moom képp koo xamante ni da ngaa ragal ñàkk rek loo am dee ko bokk ak nit ñi moo tax ñàkk a xamante ni erreur la quoi ci loolu. surtout lu mel ni Atepa nag nga xamante ni ñëpp a fa tase daal laa mën a wax képp kuy éleveur tey doon passionné te bëgg élevage pour man mënoo cee bañ a bokk daal waaw. Balla fi may tàggatoo ak yow muy doo nekk sama dernière question nga tàggatoo waale ko. looy ndax ñàkkul ni am na jafe-jafe parce que liggéey boo gis am na jafe-jafe surtout basse cour yi nga xam ne dañoo xaw a sensible ban message ngay lancer état bi. waaw boo dee xool nag ci côté boobu déjà est-ce que yéen am ngeen jàppale bi war. waaw jàppale bi bon des fois nii rek par hasard xëy na mooy comme li ñuy wax rek li ñëpp wax nag moom moo fi nekk rek parce que Sénégal ñun looluy problème mu Sénégal mooy tant que dara yënguwul ba yëngal Sénégal rek duñ ci jóg quoi. mais élevage bi muy man muy ñi ma mag muy ñoo xamante ni ay booy lañ nga xamante ni koo ci gis sax am na métier ñu fi toog ñëpp am nañ métier bu ñuy dem mais problème bi passion boobu ñuy defaale tamit dafa doon loo xamante ni beneen lu métier la bu mag élevage ku ko xam parce que yaakaar naa ne pour ñu dund ñun ci càmm lañ mën a dundee ak bay nit kuy dund mënoo xëy suba ba ngoon
te consommé woo loo xamante nii ci càmm la jógee fii wala ci mbay mi la jógee kon déjà état loolu moom waru cee mën a sax seetaan mooy que ni lépp loo xamante nii groupe yi nga xamante nii parce que li tax tey ñuy wut suñu récépissé ba doon association kon te reconnaître ñu moo tax te avant ñu ko am dañ cee sonn kon yaakaar naa ni am na loo xam waruñu koo mën a dem sax di ko demander dafa doon loo xamante nii obligatoire loo xamante nii dañ cee war a jàpp chaque année laaj ñu lan mooy suñu kii parfois am na ci yoo xam ne dañ koy bëgg sax mais pour nga xam foo ko jooytoo doo comprendre sax quoi parce que lu mel ni ministère de l'élevage waruñoo jafe waruñoo toog at moom bu ñu gisul parce que ñun ñoo fi teg dans les normes moom moo ñu war a gëstu parce que su fekkente ni ñoom déjà buñ la soxlaa rek lañ lay gëstu ñoom tamit boo leen soxlaa doo leen mën a gis loolu amatul njariñ parce que ñun doyewuñu leen dara conseil muñu leen defuñu leen dara pour sootanteeg ñoom xalaat ak ñu dimbaluñu ci yenn yi parce que ñun tey bu ñu mënoon dem Europe demal suñu bopp wutal suñu bopp yenn bagage yi ak yenn affaires yi soxlawuñu yooyu mais moyen boobu ñu amul tey jii bu doon tey jii dañuy suñu association bi chaque année ñu am ñu fi jëlee jéem leen a yóbbu defal leen formation en Europe wala fenn ak yeneen xëy na sax mu tane mais su fekkente nii Sénégal jàpp nañ ni moom moo la rek quoi loolu baaxul quoi loolu daal man dama li may wax ci état moom mooy dañoo war a gëstu leen di soññee daal voilà tout tànk yi nga xam dañ fee nekk xam nga te tey ji mënoon nañoo doon yi tey ji man mënoon naa doon ab agresseur wala ma nekk leneen loo xam ne ci dëkk bi du ma jariñ dara dëkk bi mais maa ngi gëm sama liggéey nekk yow pare gëm élevage bi gëm sama dëkk tamit mais kon sa dëkk rek ñoo la mën a jàppale mais di sant nag waa prestige bu baax di sant tamit aussi waa ATEPAP di sant tamit képp koo xamante ni rek yaa ngi dund élevage daal parce que du ma ni moo limee rek jiw waaw du ma ni ginaar rek mais lépp quoi d'accord Balla ñu ngi lay jaajëfal xam naa duñ ne guleet ndax ku gis ta kanam mos nañu sekk émission yépp jëm ci biir jur gi ñu amoon contentement di la dalal di waajal tamit yeneen comme ni ma ko waxee sa naataango yi di remercier aussi ñu ngi doon seetaan si la télévision régionale la Prestige TV mbégte la ñuy am saa su ne contentement la ñuy am saa su ne jàkkaarloog yéen di lancer appel ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi yëngatu ci jur gi ngeen dem da xool kuréel yi nga xam ne dafa mel ni genre ATEPAP ngeen dem bootu fa parce que mbooloo mooy doole gis neen ñoom dimbalante bi ñu am seen biir yenn fonds yi bu ñu gisul état sax ñoom ñoo ngi jàppalante di dem di organiser yenn yi di nuyu aussi suñu bokk internet yi comme ni ma ko waxee woon ci début bi ñu seetaan tamit si bitim réew bi tamit bi leen fàtte di nuyu via suñu réseau IPTV bi ak suñu site internet yëpp nuyu toute l'équipe de Prestige TV tey nag gisoo sama technicien Cheikh Fall dafa nekk ci yeneen maa ngi nuyu waa régie nga xam ne foofu la ñu enregistré tey dalal kuréelu ATEPAP fii si biir Prestige di leen jox daje ba beneen émission jërëjëf. Inch'Allah.